asalaamaaleykum mbokk yi ngi baaxoo di ànd ak ñun bi campagne bi door rek léegi ci Dakaractu télévision mu di site d'information boo xam ne royukaay la itam booba léegi ñuy bés bu yàlla sàkk ñuy dalal ci kàngam politique yi bokk ci kujje gi mu di leen fukki coalition wala parti ak juróom-ñaar di xëccoo ay ndombo tànk ci assemblée nationale. ñu am mbégte nag dalal tey ki nga xam ne moo di Mouhamed Sall Sao buñ koy faral di wax nag dañu naan dafa sant Sall sant Sao ba pare Mouhamed ñu ànd ci ak ki nga xam ne moom moo di Badara Diop ki ñu dalal nag ci coalition bi nga xam ne moom la bokk moom la ñu woowee assemblée bu ñu bëgg wala ñoom assemblée bu ñu bëgg ñoom li ci am ba des mooy dina ci dellu si leeral ko moom nag nekk na koo xam ne kii xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu li ñu tuddee science politique nekk na koo xam ne itam liggéey na ci kuréelu àddina bi ñu tuddee Nations Unies nekkoon ci PNUD di leen di xelal ci wàllu yoon ak litam ci wàllu koom-koom tey jii mu ubbi ab cabinet nekk consultant maanaam koo xam ne kii day xëyal boppam yor liggéeyu boppam ca jamono nekkoon na nekk itam ci liñ tuddee ci fi nga xam ne moo di ci Sénégal ci bureau organisation et méthode doon ci xel itam li nga xam ne moo di njiitu réew mi fi nekkoon diggante atum 1981 ba boori atum 1990 loolu yëpp bu ko nit defee jaar fa danañ ko laaj lan moo ko xiir ci politique waaye dinañ ko dalal léegi ko nga xam ne moo di Mouhamed Sall Sao di suñu kan Badara ñu lay nuyu. El Hadj maa ngi lay fay comme ni ñu koy defee chaque jour rek di am mbégte di jàkkaarloo ak yow ci émission bu mag bi nga xam ne moom la ñu amal fii ci télévision Dakaractu am également plaisir di dalal sunu gan te dinaan ko bisimila yaakaar naa ne njëriñ population yi dañ ko jëlee ci li nga xamante ni moom moo di émission bi. sëñ Mouhamed Sall Sao ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen sant di leen ndokkeel. nga jiite wala dañu naan yéen sax da ngeen di bañ wax ne kii moo jiitu waaye foog am ko jiitu ndaxte bu ñu ne coalition assemblée bi ngeen bëgg yaa nekk ca bopp ba. dëgg la nga bokk ak ñan. dëgg la gisee maa ngi lay gërëm ñun noonu la ñu gisee mbir mi man maay tête de liste bi ndax foog ñu am tête de liste wante ñun ñi sanc kuréel bi coalition bi ñun ci collectif la ñuy dox collectif mooy lan mooy que ñun yaakaaruñu ni benn nit rek moo war a jiite ndax dafay am ñu mu àndal ci ñi muy àndal ku ci nekk da nga ci am sa wàll ñun nag ñaari parti politique ñoo ñu contacter ni ñu ko dañu bëgg daal ànd ak ñun dañu def benn coalition ci dañuy tànn ci biir ay mouvement citoyen ak ay organisation ñuy wooye société civile ay nit ju fa nekk pour ñu investir leen ci biir seeni liste donc ñaari parti yooyu benn bi mi ngi tudd MRDP mouvement pour le rassemblement démocratique et le progrès beneen bi mu ngi tudd UDP union pour la démocratie et la paix. mun nga ñu fàttali nga ñoo jiite parti yooyu. benn bi MRDP bi ma jëkku tudd Mamadou Lamine Ndiaye moo ko jiite Mamadou Lamine Ndiaye yàgg na ci politique yàgg na aussi liggéey ci administration bi suñu su ma yeboo ni sax ci secteur parapublic ndax nekkoon na ci ay ONCAD ay caisse de péréquation mi ngi mujjee LONASE. UDP parti bi ñu ko sanc Ndar waa Ndar la ñu woon ñi ko jiite woon nekk ñaari frère yu sant Thioune Pape Charles Thioune ak benn footballeur bu ñu xamoon lool ràññee woon Ndar ca Linguère mi ngi tudd Mamadou Moustapha Dieye donc ñooñu ñoom ñoo sanc parti yooyu te ñoo ñëw ci ñun donc porter coalition bi nii nag seetlu ràññee ci organisation société civile yeeg mouvement citoyen yi suñu bos maanaam plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg parce que man ci laa bokk maak samay àndandoo dénk ñu sax organisation stratégique ou coalition bi à part ñun su weesoo ñun am na aussi benn mouvement bu tudd MCDS
mouvement citoyen pour le développement du Sénégal boo xam ni docteur Rose Wardini moo ko jiite. docteur Rose Wardini kenn dootu ko présenté ci Sénégal docteur gynécologique la day réewle jigéen ñi yore ay clinique ak ay caravane di wër ci dëkk yi di dimbale jigéen ñi ak askan yi mi ngi daal ci social bu bari. beneen mouvement bi di mouvement national des artisans ñoo itam dañ na foofu ràññee fa ay nit yu nekk ci mouvement bi ñoo xam ni ay menuisier lañu menuisier métallique menuisier alu ñoo xam ni ay plomberie ñoo xam ni ñu ngi bokk ci ay organisation professionnelle de l'artisanat dem nañu aussi ràññee ci biir ay groupement féminin ñi nga xam ni ba groupement féminin yi dañoo boole woon nekk un mouvement de groupement féminin ay jigéen mbootaayu jigéen yi ñu demit am fa ay ñu ràññee dugal leen donc ñooñu ñëpp ñu bokk ci yooyu kuréel ñoom la ñu investir ci liste bi ñun nag plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg ñu dénk ñu ni ñu daal comme yéen a waxoon appel parce que dañu defoon benn appel ci mois d'avril pour nii daal nañu constituer ay coalition waxtaan nañoo ju bari sax ci jamono jooju. bokk na ci maître Mame Adama Gueye. moom ci plateforme bi la bokk bu tudd moo woon turu suñu plateforme moom laa mujjee moo tax ma tudd ñoom ay Rose Wardini ak ñoom seen mais ñun suñu plateforme Mame Adama Gueye ci la bokk Makhtar Fall ci la bokk Makhtar Fall Forum Civil la nekkoon ñëpp xam nañ ko mi ngi yëngu ci mbay mi ngi ak ay société agricole day def sax ay jiw Cheikh Tidiane Dièye ci la bokk benn socio-économiste la Falilou Kane ci la bokk Falilou Kane banquier la ñëpp xam nañ ko itam léegi dafa yore moom tam cabinet di liggéeyu boppam ingénierie financière Ndeye Fatou Ndiaye ci la bokk Ndeye Fatou Ndiaye ingénieuru télécommunication la moom ministre la woon sax ci Wade du woon PDS nag Wade daf ko ràññee woon France bu mu nekkoon ak jëkkëram di liggéey xëcc ko indi ko nommé ko. waaye yàggul ci gouvernement bi yàggu ci mu dellu. yàgg ci mu dellu. ci ñun la bokk. est-ce que kooku mun naa toogaat. bañ a mën a toogaat lu tax ba mënul toogaat. dégg nga nga ku ñëwoon ñu fal la ministre nga toog parce que jamono jooju xulawul la nag Wade moom daa toog ne nañuy doxalee daw neexu ko moo taxoon mu dem. déet man de xaw ma lu taxoon mu dem nag. gisee man xaw ma ko xëy na yéen journalistes yi ngeen ëpp ma ci ay xam-xam. bismillah gis naa ni rek ni que xëy na daal am na yu mu fa gisoon xëy na du góor gi xëy na ñi mu doon liggéeyal aussi la déggoo loolu woon xam. mais su ngeen ko invité su ngeen ko xoolaay yéen dana leen ko wax. mais ñun lu ñu seetlu ci moom mooy que daal xale màcc na ci li muy liggéey am na jom te it gëm na li ñu gëm ndaxte ñun. xalaatuñu ni que nit su jiitee réew rek ñëpp dañu war a topp ci gannaam ca kenn du ko wax dëgg. xam nga ni ma jaaxal ci seen coalition. ngeen ne kenn jiituwul. mais mun na nekk téeméer ak juróom fukk ak juróom benn fukk ak juróom ne kenn du mën a jiitu fukk kenn jiitu ñenn ñi des si ginnaaw. donc interprétation rek la gisee suñu nee kenn du jiitu waxuñu loolu ndax maay tête de liste moo ma tax a toog fii tey ma toog di wax ak yéen. waaw man maa jiite coalition bi en tant que tête de liste lu ñu bëgg wax. mooy que li nit ñi xam gis nga yéen journaliste ngeen baal ma. toujours moo ko xam naa ni journaliste yi nag du ma ci bari xarit ci bari trop. ndax damay wax. ci waxu journaliste yi. ñoo nekkee ci benn kuréel bi décidé ni que ñoom leadership collectif la ñuy prôné dañoo séddoo mbir mi par exemple ci ñu plateforme juróom benn yi dañu yore danaa dellu si ci coalition bi mais comme ñun ñooy moteur bi fi mu nekk nii ca dañ ñu ko may dañ ñu koo dénk kii dafa yore étude et stratégie kële yore information et communication kële yore affaires politiques et électorales kële yore budget finance kële yore développement institutionnel et cetera ñoom ñëpp ñoo nekk ci benn secrétariat exécutif consensus la ñuy doxee ak waxtaan la ñuy doxee mais pour mu am ku jiite 6 mois bu ne dañuy tànn kenn ci ñoom ci juróom-benn yi. mu nekk coordonnateur bi 6 mois yu ne ñu remplacer ko keneen ñëw. lu tax ndax dañu seetlu ni yéen journalistes yi fa laa toon ñëw. su ñu bindee dara wala wax dara rek ñu daan Mame Adama Gueye et ses amis. Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades. waaw dañoo mën culte de la personnalité ci ñun dañoo àndul ci culte de la personnalité xam nga lu ci mujj mooy démb. Amadou Ba mii ma liir démb. mu naan képp koo xam ni jàppalewuloo
Macky Sall rek patriote loo xam nga wax ju rëy jooju. mel ni que ñëpp dañoo war a jàppale Macky Sall. bañ a jàppale Macky Sall ci démocratie mën nañu contester patriotisme nit ñi nañu war a éviter yooyu. débat mën nga bañ a jàppale Macky Sall ci parti waaye mën nga koo jàppale ni comme njiitu réew. comme njiitu réew ndax ngir réew mi. ndax ngir réew mi ndax xanaa li may noonu la wax ko mën a waxee noonu lañ ko mën a déggee. ah déet déggewuñ ko noonu ndax ni ñu ko waxee ci français. est-ce que bu ñu ko waxoon ne tey kuy judd ci réew mi màgg fii wala di fi daan dooleem. war ngaa jàppale kiy jiite réew mi ndax bu réew mi neexee dafay neex ci yow. da ngay jàppale njiitu réew mi ngir mi ngi jàppale réew mi. waaw waaye léeg-léeg nga gis ay njiitu réew yu ñuy def ci réew mi. kon kii jàppale réew mi Macky Sall. ah xaw ma ndax jàppale na réew mi def naa ne yaakaar na ni jàppale na ko waaye xëy na jàppale ngeen ko. taxawalee kuréel ne na ngeen di xëccoog moom. ngir assemblée ngeen mën faa jiitu toog fa. jàpp ngeen na la muy def doyu leen. defe naa ni dañoo war a ràññale ñaari affaire muy benn bi mooy ci assemblée législative la ñu ne nekk ñu ci élection législative la ñu ne nekk ñu ci élection présidentielle. lii ngay ko poser comme question bés bu ñu tolloo ci élection présidentielle yi daañu ci mën a waxtaan bu baax a baax parce que njiitu réew mi du toujours mu am assemblée boo xam ni majorité ba day ànd ak moom gis nañu dëkk yu bare mën na am majorité boo xam ni du nekk majorité boo xam ni dafa ñëw bokk ci majorité présidentielle bii concours de circonstance la moo tax majorité bi fi ne correspondre ak majorité présidentielle bi. soo gisee loolu lu koy def mooy que dañuy élire président de la république teg ci quelques weer wala ci biir même at bi ñu def élection législative. ñi ko woteel élection législative yi assemblée bi pour nit ñi jàppale ko bii yoon élection législative yi dafa nekk presque après le mi-mandat c'est-à-dire que moom c'est inédit c'est-à-dire mosul fi am bii guléet ñu am benn élection législative boo xam ni toppul élection présidentielle. pour tontu am na ñaari at de décalage. pour tontu non bay du yëfu Macky. kooku non constitution defu ko. dafa wax waxeet waaye kay constitution. fa nga daan da ngay tontu ba pare da ngay poser question ba pare di tontu. waaw parce que fa laa doon ñëw. su waxoon waxeet bi amuloon. su boobaa ñu nekk toujours ci biir mais li ñu nii def référendum bu daaw bi quinquennat bi ñu waxoon ci lay am xam nga assemblée moom si juróomi at rek la. alors que jamonoy Wade lañ ko defoon. waaw. moom daa continuer loolu. waaw. continuer soppiwuñu te ba ñuy changer constitution boobu. assemblée seen mandat du weesu juróomi at. waaw. mais président la ñu atam di mandat juróom-ñaari at la. waaw foofu la décalage bi commencé mais moom ci boppam. waaw nee woon na quinquennat bi lay appliqué parce que assise nationale def fi jaar mu signé conclusion wu assise yi signé charte de gouvernance démocratique bi léegi ma bëgg dellu si rek tuuti ci li nga doon wax ci jàppale Macky wala bañ a jàppale Macky. réew nit ak ku mu mënti doon muy yow mii gisee mën nga gisee nii man wala sama dëkkaale bi ma dendal nga baal ma. Diop naka nga tudd Badara Diop. naa di nii naa leen la ko gisee. gëstante la rek ay projet de société lañ koy wooyee. moo naam ku nekk da nga am ni nga koy xalaate ci biir xalaat goog ci waxtaan geeg ci gis-gis bi ci ngeen di ñëw ba xool lan moo gën pour Sénégal. man mënuma yeewu rek ni li ma xalaat rek moo gën ci Sénégal mënul nekk kenn rek moo xam ne moo dul juum waaye am na ñoo xam ni te léeg-léeg da ngay am sax yéene bu baax waaye ca doxin wa sa yéene mu dévier loolu la ñu am lu ñuy wax ci loolu. mais nag lii ñu fi dugal pour le moment. te excès guñu foofu mooy assemblée bi. te ñun assemblée bi ci boppam assemblée bi ñu bëgg. assemblée bi ñu bëgg si boo tuddee da ngeen ko wolofal rek wala gis-gis la. wolofuluñu ko rek gis-gis la moom moo indi wolofal bi assemblée bi ñu bëgg moom pour ñun du ñun rek assemblée bi ngeen bëgg. assemblée bi ñu bëgg su ñu nee bi ngeen bëgg assemblée bi ngeen bëg assemblée bi ngeen bëgg bu ngeen waxee assemblée bi ñu bëgg. yéen ñi kese la. déedéet man bi ma bëgg man. déedéet est-ce que ci laa bokk man. ñu mën na nekk ñun ñëpp ngeen yéen la
soo nee ngeen génne nga ci sa bopp soo nee ñun boole nga ci sa bopp. ci bisimilah wolof la ñuy làkkuñu tukulóor. waaw xam nga comme Haalpulaar bu dégg wolof la moo tax mais ma jàpp ne boo ne bu ngeen ne assemblée bi ñu bëgg te yéen demu leen ci ñeent fukk ak juróomi département yi nekk ci Sénégal xanaa kon kay assemblée yu département yi bëgg ngeen di wax. déedéet. ci ñaata département ngeen dem. ñun juróomi département la ci ñeent fukk ak juróom. waaw. lu tax loolu. ndaxte dañoo ñun suñu kuréel bu bees la ñaari at rek la buñ ko sànceeg léegi ñu ñëw ñu ngi implanté wu ndànk-ndànk ci région yi am nañu fu nekk ay antenne am nañu fu nekk ay ñuy wax yéen Macky leen gën a dëgër fit de. moo ñu jëkk jóg. bi muy dem assemblée présidentielle dem collectivité locale yi nekk mairie gi kii dem présidentielle ñetti at bi mu dem. waaw mais gisee yaa ngi mélangé de nga baal ma ak scrutin yi bokkul. scrutin présidentiel logique individuelle la maanaam benn nit la ñuy woteel mu ñëw ak programme am ñu woteel ko. scrutin local yi nga doon wax léegi ay municipalité la wala ay département te municipalité ak département gestion de proximité lañ koy wooyee maanaam képp koo nekk ci sa gox wala sa dëkk wala sa village wala sa réew yooyu la ñuy toppatoo moo tax yu mel noonu agenda bi mënul nekk benn. soxla du peuple député nag. soxla woo mu nekk ku jege koñam mu nekk waa dëkk bokkul ba tey xam nga yéen a ngi naan 47 liste dafa bari élection locale yi mujj yi ñaata liste la woon 2067 liste dañ koy fàttali nit ñi 2067 liste la woon fi mu nekk nii y'a 400 depuis réforme décentralisation l'acte 3 ak ñu communalisation intégrale bi léegi communes yi dañoo bari ñi ngi 400 et quelques communes soo xoolee 2000 et quelques listes divisé ko par 400 et quelques communes moo lay wan ni liste yi barewul. pourtant c'est plus de 500 collectivités locales également yu am. soo ci boolee les départements bien entendu. tout à fait bien que les communes. moo lay wan ni bokkuñu même ça man côté bi ma bëggoon ñëwee mooy gisee mu ngi koy effleurer léegi assemblée bi ñu bëgg. yow yàgg nga ci administration. yaa ngi koy wax léegi ci sa cursus bu ñu ko gisee sax xam ne vraiment. yàgg nga ci liggéey bi. assemblée bi ñu bëgg dafa fekk ne bi ñu ne muy 12e législature bi. ngeen gisul lu leen neex. wala ca ba nga xamee assemblée ba léegi gisagoo vraiment député yi nga xamante ni moom la askan bi di xaar. merci beaucoup question boobu bu am solo la 12e bi mooy bu mujj bi. waaye suñu yeboo ni suñuy gën di avancer comme da ngay wax sa expérience bi ma am. day gën di yées. ça va de mal en pis. ça va de mal en pis. day gën di yées ca 12e législature bi fii la raay bi téene ni ko xale yi di waxee ndaxte gars yi toog nañ fi benn proposition de loi képp lañ fi teg ñaareel bi ñu nekk di xuloo gis nañ fa sax ay xeex masuñu ko foon gis poñonte dóorante ba lii di dugg ci suuf. mais sauf que ñoom nee nañ même dans les grandes démocraties loolu dañ ko fay gis. gis nañ fi ay députés yoo xam ne ay. yooyu du référence ci du grande démocratie. du man rekk daal bokkuma ci moo ko gën. absolument ca ñu ñuy xool mooy yenn yéen di wooyee démocratie sax suñu xoolee ba baax sax est-ce que grande démocratie la. dañ xëy na dañ ñoo jiitu ci ay. attribut de démocratie mais ça veut pas dire que ñooñu gën a démocratique mais ñun suñu bopp la ñuy xooluñu la nekk fee ñun Sénégal li ñu doy ak li ñu doyul la ñu bëgg gëstu ñii 12e législature bi pour tontu la Diop non seulement benn proposition de loi képp la ñu def ci 5 ans mais ci biir législature bi nekk nañu di labajaka labajaat muy mbiru affaire groupe parlementaire ba ñu dugg ci xuloo yoo xam ni waa majorité présidentielle parlementaire bi dugg ci xuloo boo xam ni seen yoon nekku ci parce que ñaar ñoo xam ni ñu ngi bokkoon seen PDS di xëccoo groupe parlementaire dama xam mënuñu leen seetaan dugg nañ ca bu ñuy wax waxu règlement intérieur ba itam ñu nekk fa di wax xam nañ ko sax ñoom ci seen bopp ba nga xam ni ci biir poñ yi ñu doon def en 2016 ci référendum bi boole nañ ci affaire règlement intérieur bi benaan sax dañ koy tax mu nekk loi organique comme ça kenn du ko nekk di ko manipuler
au gré des circonstances. est-ce donc pour que dire daal est-ce ci que gàttal assemblée moom moo impliqué wu wala ay position ay nit ñoo xam dañuy bokk ci mouvance présidentielle moo tax ñu naan que dañuy dugg parce que nit ki mën na joxe xalaatam. ñaar yëpp la ci mbir mi. ñaar yëpp la parce que système la ci système bi nit ñee koy def nit ñee créer système bi ñooy perpétuer système bi ci système bi nag itam te relation dialectique la mooy générer ay façon nit moo tax mënoo ràññee naan est-ce que nit ñi rek wala système bi la nit ñi la ak système bi. voilà di fàttali ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun di seetaan Dakaractu seen télévision bi nga xam ne ci roowukaay la bokk soobu itam ci campagne bi ànd ci ak kii di Mohamed Salsao nekk ci coalition bi nga xam ne moom lañ tuddee assemblée bi ñu bëgg bu ngeen assemblée bu ñu bëgg ndax da ngeen di taxawal benn genre critère de député bi ñu bëgg nii la war a mel. profil ngeen di taxaw wala ci comme da nga wax léegi assemblée yi fi jàll yëpp gis ngeen ne daal yi fi dafay gën a dégradé wu. valeur bi député amoon amatu ko. ban profil ngeen di présenter tey sénégalais bi. merci beaucoup xam nga ñi ngi yem rek ci turu coalition bi naan assemblée bi ñu bëgg. xam ngeen coalition yi am na coalition yoo xam ni coalition tur bi rek la am na coalition yoo xam ni dañuy am tur liste bi ci boppam am tur ndax turu liste bi c'est facultatif. ñun suñu coalition assemblée bi ñu bëgg la tudd. mais ñun dañoo tànn liste itam jox ko tur. liste bi tudd député yi ñu bëgg. coalition assemblée bi ñu bëgg liste député yi ñu bëgg. lépp pour wane ñaar yi benn bi mooy assemblée bi en tant qu'institution kuréel bi. ci boppam nu mu war a mel ni mu war a doxe beneen bi mooy sa question bi nga laajte léegi député yi ni ñu war a mel ni ñu war a doxale. mooy contenant beeg contenu bi contenant beeg contenu bi. merci beaucoup monsieur Diop. donc pour dellu ci sa question député yi ñun dañ ma ne duggaguñu bu baax sax ci biir assemblée bi ban façon assemblée la ñu bëgg. mais comme da nga laajte député yi député bi ñu bëgg mooy député boo xam ni même su fekkee ni bokk na ci parti politique parce que am nañu ay député yoo xam ni société civile lañu moom la ñuy wooyee léegi entité indépendante mais am nañu ligne am nañu projet de société am nañu vision. am nañu manifeste. ñooñu ak lu mu mënti doon intérêt supérieur u nation bi moom la ñu war a jiital maanaam suñu tolloo ci benn question boo xam ni am na ay divergence wala contradiction nga xool yow te clause de conscience su bopp en tant que député. nga xam ni lii même su dee lii ñu parti bi wala lii ñu entité bi nga bokk xaw la méngoo ak intérêt supérieur de la nation nga mën ko débattre ci biir xeex pour que intérêt national bi prévaloir. mais monsieur Sow est-ce que loolu dina yomb est-ce que dina yomb ci candidat boo xam ne parti wala coalition moo la jël. tabb la investir la. nga bañ a conformer wu ci seen exigence également. parce que tout simplement lu mën a nekk la mais aussi lu jafe la. lu war a nekk la. xam nga assemblée boo fa yeggee nga ne man léegi. lu war a nekk c'est pas pour rien ñuy wax majorité mécanique. lu war a nekk waaw looloo tax ñu ne. projet de loi bu maître bu président def ça passe comme lettre à la poste. ma tontu la looloo tax ma tontu la. loolu moo warul a ne. lu tax ndaxte député c'est vrai que da nga bokk ci parti wala dara waaye lu tax ñu koy wooyee représentation nationale. député représenté wul parti bi représenté wul parti. waaye parti baa ko tànn parti bi moo ko investir. mais c'est le député du peuple moo ko kii mais c'est le député du peuple je vous remercie. parti bi même su ko parti bi tànnee daf koy tànn nu mu mënoon tànn Masamba wala Mademba. waaye Masamba ak Mademba suñ ko tànnee dafa war a représenter askan wi moo ko tax a toog ci kuréel boobu ñu tuddee assemblée. est-ce que kon du ñu ko commencé woon ci njëlbeen jël ba. ne nit ñi nañ bàyyi ñu tànnal seen bopp ne ñun. kii la ñu wóolu maintenant ñu seet ban parti lay dugg wala ban coalition wala ban plateforme lay def. yow ku ñu la toppee foofu boobu anarchie lañ jëm. ndaxte li ma bëgg a wax mooy. tey pour jël délégué de quartier nit ñee nangu ne kii mooy suñu délégué de quartier. par consensus. mun nañ d'accord loolu. ne délégué de quartier bu buggee dem assemblée nationale. mun nañoo wax ne kat ci parti fi nekk ci Sénégal. bii lañ bëgg nga dugg ci boobu dem ak moom assemblée. ma dellu si waat di la tontu. gisee que
comme toujours dañu war nañu ràññee war nañu jaawale niveau yi li ngay wax baax na ci élection locale encore une fois ci quartier yeeg jëm ba ci village yi kooku niveau local la niveau national la ñu nekk assemblée. Oui. Donc le phénomène le processus de représentation mënul nekk benn parce que objectif yi nekkul benn. da ngay bokk ci benn famille da ngay bokk ci benn famille. ak foo munti bokk même boo nekkee député assemblée nationale. ñu ne yow askan wi nga fi toogal. fa nga dëkk fa ca boppam nga njëkk a toogal balaa ngay toogal réew mi yëpp. parce que mënumaa dëkk man Casamance. dëkk nu mu tuddati département Médina Yoro Foulah. di wax mbiru Ranérou. non kooku kay leer lu leer la kon kay jàppale ko ma ci wàllu boobu laa ko gisee itam. déet waaye. waaw phénomène de représentation la ñu nekkoon le système de représentation la ñu doon discuter. waaw waxu discuter wu ñu woon appartenance bi. foo gis nit ki am na fu mu bokk fu mu soxeekoo. oui foo soxeekoo faaw da ngay toppatoo mbiru li ngay soxeekoo waaye. problème yi ñuy régler ci benn espace bu toll ni commune. wala problème yi ngay régler ci benn espace bu toll ni département. du même problème yi ngay régler ci benn espace bu toll ni national. xam nga loolu suñ ko toppee aussi daañu mën a dem ba nga xam ni dañuy def confusion entre la représentation nationale et les représentations professionnelles. sauf que gis nañ benn honorable député comme pour ñëw ci li ngay wax. en l'occurrence Cheikh Omar Sy. am na émission bu ñu mus a def moom li mu proposé mooy. représentation yi sax maanaam député yi. ñu jël ko au niveau local par exemple je donne l'exemple de Kaolack. ñu jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Kaolack bëgg a doon député. ñu tànn fa presque bu fekkee 100 lañ. population Kaolack dafa leen primaire. ñu ne tànn nañ ci 3 yoo xamante ni ñoom ñoo war a représenter Kaolack ci lycée yi. je crois que tamit c'est une option parce que yéen député bi ngeen bëgg c'est un processus. mënu leen jël rek décréter ko ça ne se décrète pas mais c'est un processus pour yegg si. waaw d'accord mën na ne formal kii la possibilité la. wante su boobaa da ngay paramètres yi mën na changer. ndaxte paramètre représentation géographique simple mënu fa yem. ndaxte day ànd ak le projet de société la vision loolu mooy différence bi donc ça veut dire qu'il faudra concilier ça mais suñ ko defee de cette manière quasi automatique sur la base d'une représentation maa ngi dem ca français ba sax parce que ñu ngi dugg ci ay domaines techniques su boobaa système de représentation bi day nekk multicritère foog ñu dugal ci yeneen critère mënul nekk rek critère géographique. mais beneen question bi na am mooy yéen seen coalition bi li ma si jaaxal mooy xam nga souvent dañuy gis parfois politique yi sax dañ koy reprocher ñi nga xam ne ñoo nekk ci société civile bi dañ naan Sénégal amul société civile parce que ñi nekk ci société civile bi dañoo war a teg à l'écart di opposé mais société civile boo xam ne tey jii nii dem nañ ba presque dugg nañ ci lànkum politique c'est parce que da ngeen gis ne réew mi fu mu jëm bu leen ci jógul day nax say wala gars yi rek dañoo jóg rek am bëgg laa ci privilège yi naan dañuy dugg ci làngum politique bi am déet kooku de question boobu man mën naa la ci tontu ci suñu wàllu ñun mënuma la tontu ci wàllu yeneen ñaari tontu laa ci am benn tontu bi mooy que société civile suñu xasee ñi doon yëngu ci société civile dañ ko waxee noonu parce que société civile dafa bari ñi doon yëngu ci société civile décider baal ma société civile nan la mën a bëri société civile kay benn la mën a ne ñu nekk dañoo àndul ak nguur dañoo nekk ay sentinelle di saytu doxalinu réew meeg ñu jiite wala dafa am beneen définition kooku mooy le nom générique mooy tur bi ñuy jël ñëpp waaye société civile daf ci am ay ONG ñoo xam ni ci ONG yi daf ci am ay spécialité koo xam ni moom mbirum mbay rek lay toppatoo moo ko xool moo xam ni sant et cetera muy benn ñeneen ñi nekk ci ay mouvement associatif bu bokkul ak ONG dafa bare ay nature ay catégories c'est des mouvements politiques donc pour revenir à la question société civile ku ci nekk ku ci génne bëgg dugg politique faaw soo nekkee dans le champ politique nekkatoo société civile parce que ça veut dire que plaidoyer ya nga daan def ak gëstu ba nga daan gëstu ak critique comme bu jël li nga doon wax yi nga daan def da nga ni loolu doyul foog ma ñëw sumb donc à partir de ce moment là mënuñu continuer
di wooyee société civile ñoo xam ni ils sont dans l'action politique. comme première koy question jàpp nañ ne nekkatu leen société civile. bu leer suñu plateforme bi ñu ngi ko tuddee plateforme politique. moo tax ñu def ko exprès yokk ci politique plateforme politique avenir Sénégal bi ñu bëgg. non parce que am na ay société civile ñoo xam ne ils sont de la société civile ba léegi ñu ngi exercer ci seen fonction bi nga xam ne am nañ ko. ci biir plateforme bi. non waxuñu ci biir dañuy garder seen autonomie. si bu ñu joxee tey jii l'exemple du ministre Abdou Latif Coulibaly. waaw ba mu jógee ne day dugg ci langum politique. dafa ne damay bàyyi di exercer journalisme. xam nga c'est un exemple. waaw léegi non mais encore que là on parle de profession on ne parle pas de société civile. mais bon c'est-à-dire. c'est un peu nuancé. voilà parce que dafa bàyyi journalisme mooy que. tekki na ndongoo tànkam ci liggéey bu mu doon def en tant que journaliste d'investigation on parle de n'importe quel journalisme d'ailleurs en qualité de journaliste d'investigation parce que journaliste d'investigation dafa yore libre arbitre moom li ñuy wax libre arbitre mooy koo xam ni day objectif du féete fenn warul feetal kenn mais su fekkee ni dugg nga léegi ci benn majorité xam nga ni am na foo féete loolu mu def c'est tout à son honneur et c'est normal donc mooy itam ca it day dëggal li ma doon wax léegi mooy que génn na ci tant que société civile dugg dans le champ politique looloo waral tax d'ailleurs après mu doon bu jéem a nekk maire ak ñoom seen pour teggale juste ci question boobu daanele foofu donc kooku mooy benn façon ci yenn société civile yi décider dugg dans le champ politique mais nit ñi Sénégal waruñu am mbetteel que nit ku doon seetaan mooy ku duggul woon ci politique faruloon ci parti yeewu suba décidé ne dana dugg ci parti parce que gis na loo xam ne neexu ko ci doxin bi est-ce que fa bu nekkoon fa mu ne du ko am te am indépendance wax li nga xam ne moom la xalaat ak gis-gis bi te du tee bu ñu koy tuumaal it dafa commencé bokk ci opposition parce que loolu la ñu mën a tuumaal bu ñu yàggee kooku du tuumaal. waaw mooy xam nga fi mu ne nii. kooku du tuumaal. dañuy faral di gis ne société civile. yëngatoom. day bokk ci ne gis na nguur gi kat wala doxalin bi tey. du noonu. mu joxe ci kàddum xalaatam. mooy rôle de contre-pouvoir bi ñuy wax bu boobaa dañu naan opposition la àndal. ça dépend. est-ce que non su fekkee ni ndaxte société civile xam nga itam nit yi ay interprétation la rek. waaw xam nga objectivité dafa nekk lu jafeñ. surtout nag ci suñu dëkk xam nga sénégalais moom dafa defe ni moom ñun ñëpp ci bokk yam na man dañu naan daal ñoo gën a muus dañoo xaw a muus. coefficient intellectuel bee bëri. coefficient intellectuel yi moo rëy. moo tax toujours dañu nekk di gëstoo ko di kii mais normalement société civile bi su defee lenn lu xam ni nguur gi def na lu baax daf koy défendre daf ko war a apprécier daf ko war a approuver. justement foofu mooy problème bi dañ koy def ñun ñii bien que dañu nekk plateforme politique. te bëgg naa ñu dellu si suñu coalition parce que émission bi du plateforme politique bi ñun def nañ ko plusieurs fois ba gars yi naan ñu mais yéen xanaa yéen da ngeen nekk ak gars yi voilà ñu ne leen déedéet waa ji su ne dafay lutter contre la mendicité xale yi taalibe yeeg yooyu ustaas yooyu nga xam ne kenn xamul sax ndax ustaas lañu génn ci mbedd mi nag dañuy d'accord su jëlee benn suñ ko jox ñun dañ ko approuvé ci affaire Gambie bi mu jëlee initiative yenn opposition duñu mais loolu mooy tax soo koy critiquer nga gën a am crédibilité ci sa critique ndaxte day fekk ni que xam nañu ni que su fekkee ne am na lu baax lu am doo ko critiquer mais su fekkee ne am na lu bon da nga koy critiquer léegi nag ma jeexale foofu su fekkee ni société civile bi dem nga ba ci biir nga xam ni li tubaab genre naan tu prêches dans le désert da ngay wax a wax duñ la déglu xanaa léeg-léeg nga wax dara ñu daal di jël luñ ci jël tuuti loo xam ne dana leen arranger pour seen crédibilité ak seen légitimité bàyyi la ca des su boobaa mën nañu comprendre que ay nit ay àndandoo daal di ni nag léegi comme noonu la ñun dañuy dugg ci biir pour jël nguur gi pour jël réew mi pour doxale ko ni ñu ko gisee. sëñ Saw Mohamed assemblée bi ngeen bëgg tey bu ñu koy seet kon jàpp nañ ne que bu ngeen fa toog suba lépp lu xeetoog transhumance yi parce que demoon nañ ba benn jamono jëloon loi ne boo defee transhumance sax nga ñàkk sa portefeuille wala lépp lu xeetoog yàq wala pasar alalu réew mi dina nekk ci loo xam ne li yéen ca ngeen
bëgg a taxawal réew mi parce que assemblée moo war a saytu doxalinu état est-ce que mën nañ gëm ne que loolu mooy seen taxawaay. waaw bu baax sax gisee soo liiree suñu programme da nga ko ci gis ndaxte avant même suñu programme ñun coalition bi wax nañ ko xam nga sànq maa ngi naan ba Diop naan ma le contenant et le contenu. bu ñuy wax waxu assemblée bi ñu bëgg ak. député bi ñu bëgg. député yi ñu bëgg. yii ñu bëgg Pape bi ñu bëgg. au pluriel. au pluriel ñaar ngeen bëgg. ñun lu maximum possible. juróomi département waaye am nañu waa sëriñ bi gisee am nañu quand même liste nationale. xëy na raw gàddu gi la ñuy jël ci ñun kay xam nga yemale sa bëgg-bëgg. yemale wuñu suñu bëgg-bëgg. ñun suñu daa ngeen gis ni élection yi ñun. ni ngeen ko moo tax sànq bi ngay waxu département yi ma tontu woon la loolu mais ma leeralal ko ñun dañ ko jox benn nature politique générale c'est-à-dire élection yi on veut en faire des élections générales pas des élections départementales moo doon nuance bi ñu doon débattre noonu moo tax bien que nekkuñu ci département yëpp dañuy campagne ci département yi nga xam ni it amuñu fa liste moom bëgg mu leer c'est-à-dire que yemuñu ci département yooyu rek fu nekk daañ fa dem foo xam ni amuñu parce que dañu yore liste nationale te gëm ci suñu liste nationale loolu problème yi ñuy wax raw gàddu Diop moo ko tudd bokk na ci suñuy proposition changer système de scrutin bi bés bu ñu jëlee nguur gi wala ñu yore majorité wala ñu bokk ci majorité bi nekk assemblée daañu proposer ñu changer type de scrutin bi pour nekk dans le système proportionnel intégral maanaam ñëpp ñi nga xam ni yaa ngi nekk kooku day rejoindre li ngeen doon wax sànq ci ay département donné du ko ca jiitu rek yóbbu yëpp ku nekk la ngay représenté da nga ciy am wàll ci biir assemblée bi mooy le système proportionnel intégral donc pour tontu la yemale wuñu suñu bëgg de ñun de am nañu yaakaar ci suñu ñëwee ci biir assemblée bi lépp loo xam ni ay politique politicienne la parce que transhumance bi ngay wax moom la politique politicienne la parce que mooy wane ni nit ki xëy na li muy wax gëmu ko ndaxte soo bokkee ci benn famille politique benn organisation ba am ay principe am benn vision am benn doctrine am benn idéologie yàlla moo xam lu mu ni ñu ko mën a tuddee mënuloo yeewu suba ndaxte poste wala ñu proposer lii rek nga daal di bàyyi li nga doon def dem toog foofu transhumance kooku moom jéggi na dayoo. ci nit ñi ban sanction ngeen prévoir ci wàllu woowu par exemple. loolu mel noonu bu amee. tu perds tout le mandat tu perds tout dañ lay génne ñun bañ nañ ko ba nga xam ni ci suñu député yi ñu investir ngeen dugal ko ci assemblée kii ci règlement intérieur. règlement day dugg ci biir règlement intérieur am na déjà sax pour te wax la kii pour xam nga ko d'ailleurs. am na defe naa Jean-Paul Dias sax moo ko posté woon moo ko porté woon à l'époque pour que koo xam ni en cours de mandat nga changé kii de groupe parlementaire wala changé parti politique nga génn ci ci kii bi nga perdre ce mandat de député loolu ça participe de la moralisation de la vie publique ñun dañ ci ànd ba jeex bañ nañ ko ba nga xam ni ci biir doo xaar sax assemblée di ko wax ci biir organisation nga koy def ñun ci suñu coalition bi dañu am benn ce qu'on a appelé la charte d'investiture maanaam képp koo xam dañ lay investir da nga koy signer maanaam lépp loo xam ni ligne ba dañ ko tracé da ngay respecter ligne bi soo fa demee di ŋaayoo ak di déggoo ak ñeneen ca biir assemblée ba ñoo xam ni bokkul pour changer fi nga bokk dem renforcer ji ñële. su boobaa da ngay perdre lañ la kii. charte boobu ku ko signé daf koy nangu appliqué. alors commencé nañu campagne bi ñu ngi ci ñeenteeli fan bi. mu jumul. bi nga janoo askan wi lan nga njëkk a yëg ci yow sa bopp wala génnagu leen. génn nañu koy. démb rek maa ngi woon ñu ngi woon Guédiawaye ba ay presque 23h minuit. ak ñoom seen. non gis nañu suñu yaram daw na bëgg ñu di utiliser expression boobu ndax dafa am yu bari yu mu ëmb mais bi ñu demee ba ci xool ba ni daal xëy na sax li ñu yaakaaroon parce que dañ koy wax aussi ku ci mel ni man en tout cas ci biir suñu kuréel bi
am na ci ñoo xam ne ñoo ma gën a peut-être xam réalité dëkk bi dëgg-dëgg waaye man fii ma nekk nii ok da nga yàggoo dellu si waat. man waa affaire yàggu ba dellu si waat si dellu si waat yàgg daa dellu si waat ndax fii laa jóge woon fii laa dellu si waaw waaye ndax sànq bi ngay wax nee nga ba fii laa nekkoon ci administration bi fii laa bokk fii laa dëkk 90 boo demee ba 2009 nga doog a dellu si waat. waaw alors da ñëw lekk si sa xaalis rek. lekk si ma xamoon loo def sa xaalis aw ma xaalis bu ma lekk. bisimilah bisimilah pour gis lan lu waaw parce que démb gis ngeen ko journaux yi sax yéen wan ngeen ko ñun waxuñu ci lu ci jëm ak yooyu bi ngeen di gis yenn militants yi yenn tête de liste yi di xuus ci ndox mi ak ñoom seen gis nañ ko ñun démb ñu ngi woon ci biir c'est-à-dire que li ngay dégg ci presse bi di la ko wax ak yooyu foog nga ñëw ba foofu pour gis sa bopp bi kooku biig la woon bërki biig gars yi dem nañu ba ginnaaw raay man egguma ba foofu parce que dama est-ce que responsabilité état la que tey mu taw lu toll noonu ñun dëkk bi dafa inondé ñu ne que non état moom moo nguur bi moo tax mu loolu am. waaw nguur gi daf ci am responsabilité. nguur gi am na ci responsabilité collectivité locale yi itam am ci responsabilité. population est-ce que amul ci responsabilité. population aussi am nañ ci responsabilité mais ñoom seen responsabilité elle est limitée. parce que waaw ndax amuñu moyen yi collectivité locale amuñu moyen li état am. ku ci nekk sa buntu kër mën nga ko defar mën nga arrangé wu ba nga xam ne waaye problème bi mooy su dee ku ci nekk da ngay defar sa buntu kër as wala defar rigole kii def buntu këram rigole kale def buntu këram rigole ndox ba ñëw taax mu nekk anarchie xam nga yooyu dañoo dëkk foo xam ne waruñu fa woon dëkk boobu am non du lool rek ci benn ci problème yi la bokk waaw maanaam ñoom ñu bàyyi ca kooku it responsabilité état la ak collectivité locale parce que code de l'urbanisme dafa am xam nañu ni am na bas-fonds yoo xam ni kenn waru fa tabax kenn waru fa dëkk zone non édificandi et cetera mais kooku mu ngi mel ni même ci sax booru géej gi gaa yi tabax tey léegi nii nangam ca xam ñu ëllëg ak si biir ban raz de marée moo ñëw wala géej gi de yooyu am na problème de discipline au niveau des citoyens waaye rôle état la que de sensibiliser et de discipliner li ñuy woowee information éducation communication benn ñaareel bi des mesures préventives prévention weesuwul boo xamee ni zone bi nii la nga jël ay mesures de sauvegarde ba nga xam ni kenn du fa mën a ñëw tak mën nga fa ñëw defar espace boo xam ni ay équipement collectif yoo xam ni kenn du fa ñëw tabax ci su ndox ñëwee du kii bassin de rétention et cetera depuis jamono Wade ñu ngi def plan Jaxaay tabax ay kër na nit ñi toxu waaye ku ci toxu dellu saat fa nga dëkkoon parce que loolu moo kéemtaane. mais il faut waroon nañ ko raser jël ay mesures yu toll ni que. fekk si nga ma responsabilité de l'État il faut que force reste à la loi. voilà est-ce que loolu nekk na loo xam ne itam seen discours la ci. suñu discours la suñu discours la rek après. suñu discours la est-ce que bu xamee ne yow bu la falee da ngay daaneel këram yi ndax. suñu discours la loolu am na tur aussi sànq yaa ngi wax transhumance lii ngay wax mooy démagogie. maanaam nit ñi te dañ ko gis chaque jour te doorewul nag ñu wax ko itam dëgg sa yàlla rek tax doorul ci régime bi dafay yàgg ci Sénégal waaw nga xam ni su daree élection jotee rek ñu lay xaar ca taatu ndaala muy sama mbokku lébu yële ma dëkk fale watu Ngor Almadi su ñu ñëwee commencé def les trucs dans affaire terrain yeeg suuf seeg yooyu ko leen yëngal xam ni que élection yii di ñëw kenn ñu wax dara parce que dañuy ragal ni que su ma ñu waxee dara kenn du leen woteel maanaam su fekkee ni yow da ngay def gestion publique au lieu nga def pour l'intérêt général pour le développement du pays waaye ngay def pour xool ndax man lii may def dana ma may ma toogaat fi lu yàgg wala déet su boobaa xam nga ni moom la ñuy wax ni que yaa ngi ci démagogie yaa ngi ci ay travers mënoo tabax réew. propos démagogique moom politique yi lañ ko jox avant gi gisee di terminer amoon naa benn question boo xam ne mënuñoo jeexal émission bi te posé wu ma la ko si. am na benn période boo xam ne fësoon nga ci ëttu yéenekaay yi mooy période bi nga xamante ni le président de la République Macky Sall dafa jël PUDC. dénk ko li nga xamante ni mooy PNUD. gis nañ ci nga yëkkati loxo ba naan ñàkk worma la sax ci expertise locale bi. ba naan sax lu toll si juróom-ñaari milliards 7 milliards PNUD dina ko gagné ci li nga xamante ni moom mooy gestion boobu. ma ne waaw sëñ bi moom. xanaa dafa nekkul Sénégal ba xam lenteur administrative yi nga xamante ni population bi ñu ngi koy ŋàññi waaw wala déet ba benn papier bu ndaw rek pour nga xam am ko il faut nga dox fukk ba juróom-ñaari fan xëy na
président de la République pour accélérer la cadence comme ni ñu koy waxee moo taxoon mu dénk ko PNUD. maa ngi lay gërëm di la sant parce que yaa ngi wax ak man ci mbirum Nations Unies ak PUDC. waaye fàtte nga ni ko gisee nee woon na balaa may nekk loolu ci administration bi laa nekkoon. te ci administration bi bureau boobu ma nekkoon ñoo doon améliorer le fonctionnement de l' administration mooy bureau organisation et méthode. boobu ma bëgg la wax ni li ñuy wax ci administration mën na nekk dëgg dafa yées sax tey. ñu wax ko dafa yées tey dañ koy wax ñëw nañu ci te dama koy wax parce que ñëw naa nee nga consultant la. études yi ñu doon wax ci le système de rémunération bi indi woon problème yeeg syndicat yi man maa piloté étude bi ci benn cabinet bi ñuy wax noonu ma wax la ko fii tey bëgguma woon di ko wax parce que question de conflit d'intérêt mais administration bi ma gis bi ma duggee ci biir bureau yi suñuy interview yi ak yooyu muy ministère des finances du ministère fonction publique damaa jaaxle damaa yéeme c'est-à-dire ni ma gisee woon administration bi dama ko bàyyee woon bon. rigueur ba ci amoon wala. waaw mais actuellement ñu ngi taxaw li ñu tuddee léegi ñu ngi commencé di góorgóorlu ndaw si mi ngi góorgóorlu lool ñu wax ko itam. taxaw la direction du renouveau du service public. d'accord nañ ci mais affaire bi liggéey bu metti la. liggéey bu metti la yombul pour dellu si ci sa question. même su dee gis nga ni sa administration bi dafa amee ay insuffisance da ngay attaquer insuffisance yi mais doo ko contourner maanaam soo nee les procédures des marchés publics sont ce qu'elles sont nga xool lan mooy yeneen mécanisme nga taxawal pour améliorer les procédures administratives parce que même opposition bi du yuuxu gré yooyu noonu non xam nga lu fi munti am loolu ñun suñu réew c'est boobu moo ko taxawal ay charte lu ñu taxawal ne lépp lu ñuy joxeeti fokk mu jaar nii ak nii ba mu leer parce que société civile boobu ngay wax moom mooy laaj tout le temps transparent dans la gestion des ressources kon jàpp naa ne kon bu fekkee dafa jalgati wala dafa làqatu ci kayit yooyu ne xaaral ma jaari ci PNUD pour ñu liggéey nga xam ne boobaa kenn du ma saytu defe naa ne loolu pour gaawal mbir mi la rek wala déedéet parce que PNUD boobu ngeen di wax itam dañoo yore seen règle waaw dañu yore procurement dañoo amee règle mooy marché public yi ngeen di wax ci administration moo am ci Nations Unies man yàgguma sax PNUD man PNUD sama fin carrière laa fa def man secrétariat général laa nekkoon au département des affaires économiques et sociales mais je veux dire PNUD laa terminé ci biir système des Nations Unies bi dañoo yore procurement mooy marché public ñoom tam dañoo yore seen i ay rigidité la ngay daw fale da nga ko fekk fee problème bi mooy te loolu lañ doon wax sànq aussi dafa am ay sart comme ni nga ko waxee ci wolof sart yi mën nga ci gëstu defaraat ko jubbanti ko ba mu nekk yoon waaye de gannaaw sart ya nit ñi koy appliquer moom lañ doon wax les systèmes et les hommes tout à l'heure ñun ña fa ne su dee wóolu woo leen da ngay xam lu tax wóolu woo leen c'est que xam nga leen su nga xam ne matuñoo wóolu waroo leen fa teg. est-ce que du politisation yéen a ngi may jox ñu njaaj boobu politisation bi moo ko indi parce que corruption bi moom moo nekk ci biir moom laa lay wax nii doo tax ma di la dañuy moom laay wax nii moom doo ma dégloo da nga dégg lu may wax lu ko indi politisation bi parce que soo jëlee tey nga jël sa benn mbokk wala nga jël sa benn doomu ndey wala nga jël soo xam ne yéen a bokk parti nga teg ko fa muy laba ca nga jalgati xam nga ni soo ko fa jëlee wala nga nangu ni kii sàcc la wala jalgatikat la xam nga ni booba yow ci sa bopp yaa ngi décrédibiliser sa bopp gis nañu rapport ay contrôle rapport cour de contrôle yu bari yi fi am nañu fi ñu fi attaqué ñu bare te dara fekku leen ci parce que soit ay porteurs d'hommes lañu de voix lañ koy wooyee ay grands militants soit ay mbokk lañu yoo xam ni seen crédibilité su entaché day entaché c'est des intouchables voilà la réalité donc yooyu yëpp la ñu bëgg mu dañ ci dëkk bi waaw te suñ fa àggee daañ ci waxtaan mais pour le moment ñu ngi ci élection législative yi daañu jël daal lépp loo xam ni ci pouvoiru assemblée la bokk parce que assemblée dafa yore aussi ay pouvoir donc le pouvoir législatif am na fu mu yem contrôle de l'action gouvernementale lu waa ji indi loo xam ni naka nu dul noonu duñ ca ànd daañu jël suñu bopp suñu gisee ni am na yoo xam ni war nañ ko taxawal ca gars yi ñu ngi taxawuluñ ko ñu ñëw ñu taxawal ko
indi kii par exemple le dernier en date ñëpp a ngi koy wax temps yi rationalisation des partis politiques. Pourtant constitution ci suñu 15 points yi. ci la bokkoon ci suñu référendum ba. ci la ñu bokkoon. ba léegi ba sànq. bu ñu rationaliser parti la ba léegi ba sànq ubbi wuñ ko. ba léegi dossier bi mi ngi nii ñu teg. gaawantu nañu appliquer affaire HCCT parce que bëggoon nañu wut fu ñu teg kenn. au conseil des collectivités territoriales gaawantu ñu def ni mais boobu dossier. rationalisation des partis financement des partis statut de l'opposition et de son chef etc. dossier bi yooyu yëpp nañ ko mi ngi teg dans les ci quelques secondes rek. bu ñu doon tënkal tey proposition pour rationaliser parti yi. yow la nga doon wax. waaw lu ma doon wax. lan nga doon ban proposition nga ci mën a def ne pour est-ce que dañ leen di yemale wala dañ leen di wàññi. non normalement war nañ leen wàññi dañ leen war a wàññi. dañ leen war a wàññi mais wàññi bi comme ni ma ko waxee am na beneen kuréel ma ko du nekk décret mënoo ko décréter. wàññi bi. processus la ay processus la ca da ngay def ay incitation da nga leen di amener ñoom ñu kii parce que la preuve xam nga ñu ngi naan 47 listes yi dafa bari. 47 listes yi su baree itam matul 289 partis yi ñu am dégg naa 289 la ñu léegi. c'est-à-dire 289 mooy moom laa lay wax ni ca biir 47 yi. amul ay parti rek am na ay entité indépendante. Ça veut dire quoi ça veut dire que soo ma mayee ma eggale tuuti pour que idée bi leer. ça veut dire quoi ça veut dire que ci 289 partis yooyu. am na ay regroupement yu ñu mën a def ba tollu ay 30 ak i 40 parce que 47 liste moo fi nekk te ci 47 listes yi am na ci ñoo xam ne duñ sax parti politique voilà bëggoon na sëñ bi Mouhamed Sall Sao di la gërëm la sant waxtu bi daf ñu ñett xam naa ne liñ ci bëggoon wax yëpp duñ ko mën a wax tey di ñaan yàlla campagne mi ngeen yeggali ko ci jàmm ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi baaxoo di seetaan télévision ci Dakar Actu sëñ Badara di tàggoo di jox ndaje incha allah ëllëg ci waxtu bi ak yeneen gan yoo xam ne bokk nañ ci campagne bi ni leen gërëm leen sant. maa leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf.